jërë ngeen jëf yéen mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 am nañu mbégte di ànd ak yéen ci seen émission 13 minutes de vérité ci semaine bu yees bile tey nag ñu ci ànd ak citoyen Déthié Diouf mi nga xamante ni moo jiite parti bi ñuy wooyee parti visa nag ku ne soxla na ko ci réew mi nga gis nañ coow li mu jur ci li nga xamante ni moo jëm ci trafic passeport diplomatique ya ci aju xam ngeen ne bu yàggul dara tegg nañ mbalaanu kirlaay ñaari député yi nga xamante ne ñoom lañ ci doon jiiñ ngir justice mën a def liggéeyam daanaka visa boobu moom la jiite xaw ma nag boobu la ak beneen waaye lu ci mënti am moom la ñuy dalal tey ci 13 minutes de vérité fas yéene ànd ak moom ci tolluwaay réew mi ci politique waaye ci Covid ndax xam ngeen ni bokk ci koy xeex ne fii ak daanuñu ko moom corona du baax tey ñëw na sax indaalal ma masque bu mu jàpp ni bu am solo la xam naa dina ñëw léegi incha allah jox ma ko man it ndax man dama ko farataal moom masque bi moom man xam naa ne ak Abdourahmane ci kër gi laa gis ñoo ko gën a farataal Bijou tamit farataal na ko waaw kay waaw ñeneen ñi nag mënu maa wax waaye daal ñii moom xam naa ni farataal nañ ko kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax am mbégte di la dara ci 13 minutes de vérité. Hadj Ousmane ñu ngi lay nuyu di la ziar Cheikh bi di kontaan toujours ci sa invitation ndax yàgg na ci fi nga jot a jaar yëpp ñu daje donc ñu rafetlu sa liggéey di jaar di ko teg sa loxo nga jottali ñu ko kilifa kër gi ci taxawaay bi waaw ndax boo ne Sénégal 7 rek ëmb nga Sénégal yal na yàlla barkeel amiin yaa rabbi donc di am yaakaar ne dinañu fi dox wax fi lu mën a dolleeku ci li gën a baax ci réew mi. bien sûr dinañ ci ñëw wax naa ko léegi ci mbas bi ñuy njort ay 4e vague ñu ngi koy wax un peu partout gis nañu même bu fekkee ni tendance baissière bi dafay gën di confirmer wu mais barki démb suma jum xaw ma démb on a parlé de cas importés loolu aussi peut-être dina am njort yu mu indil ñenn ñi boole ko mission yi ngay amee un peu partout dans le pays ngir ñu daan corona daal di koy faagaagal laataa loolu li ñuy njëkkee mooy politique président Macky Sall indiwaat coow ci réew mi kenn mënuma intimider ni nga ko déggee loo xalaat waaw bon président moom jarul sax muy wax loolu ndax un président de la république bu demee ba ñu war ko mënta intimider kon dootul mat li mu war a li mu doon donc yaakaar naa ne foofu président en fait wax bu yàqu la wax bu yàqu la ndax président moom fi mu toll wax dëgg yàlla warul mën a am tiitukaay warul mën a am lu koy yëngal alors léegi nag wax ji moom xam nga politique am na côté boo xam ne wàllu politicien la provocation la wala yooyu comme ñenn ñi aussi ni nga xam ne noonu lañ koy defee ndax it dafa am lu man maa jiite ñuy dox wàllu jàmm ci àdduna fii ci réew mi te dañu ne to reach peace teach peace boo bëggee am jàmm da ngay jàngale jàmm ñi nga xam ne dañuy joxe exemple wala di jàngale violence di woote violence seen kaw rek lay mën a daanu réew mi réewu jàmm la réewu jàmm nag dañ koy jéem a saxal di ko suuxat donc du tere ngay wax li ngay wax man maa ngi jàppale président mais je suis libre damay wax li ma gëm ndax tey dafa am loo xam ne askan wee ko moom li askan wi moom ñu ngi ko ciy jëf ndax jëfaluñ ko président ndax kii defar moom mi ñu dénk defar moom ngay jàppale donc bu la ko nangulee baax na bu la ko nangulee yaa ngi koy def di am yàlla di am reconnaissance kii bi maintenant moom nag ci wàllu boppam boo xamee ne ñii de yàgg nañ ci naaj bi te ñi nekk ci naaj bi ñoo bañ ñi ci kër ga fa ñu ne war naa mën a bàyyi xel ñooñu bu leen bàyyiwu xel it ñun dañuy jël suñu responsabilité ndax ñun citoyen la ñu duppee suñu bopp te citoyen interpellation la interpellation mooy saa su ne ñu ngi lay fàttali ne yow yaay ki dëkk ci dëkk bi te war a defar dëkk bi oui est-ce que ci ni mu ko waxee ñenn ñi dañu njort ni dafa répondre par la violence ni mu waxee ne je dispose de la force publique wax sax bay wax ni nit ñi sax des fois sax dañ lay pousse ba nga def looy regretter après wax yooyu est-ce que dafa jéggi ci cadre maanaam ay gentleman yuy jongante ci espace public bi déggee noonu président Macky Sall est-ce que violence la ci ni mu waxee noonu waaw man day déjà man gis nga mën naa bu ma la waxee dëgg am na yu bëri yu xeetoo noonu du ma ko sax sawar a suivre damay dégg ci commentaire yi rek ndax dama koy taay la seetaan ay weer nañu nit wala nit sama président warul waxee pour man noonu ndax li am mooy liñ naan l'état a le monopole de la violence légitime état dafa am loo xam ne moo ko moom mais bu fekkee ne maanaam yow daf ma dañ lay xoqatal après yow ngay bëgg a xoqatal maa ngi gis benn communiqué bu génn pour gaa ñi encagoulé di def ay solu force spéciale yi mais loolu ñu xaar bàyyi circonstances yi
ndax bu yàgg ñiy def ay yenn tenues yi ñiy def yenn sol yi xaw na gendarme wala yooyu nga xam ne maanaam genre trafic d'influence la wala yooyu loolu dafa waroon na bu yàgg lañ ko waroon arrêté ndax warut a tàmbali ndax dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo moom sol tenue ñoom ñoo moom fa sol mel ne ni maintenant loolu bari na tey ji lu tax ñu toog ba heure bi di ko wax parce que dafa mel ni ay menaces dafa am kon en fait yow état boo demee ba nga xam ne sa maanaam sa citoyen réew wala boog say doomu réew donte ne am na nu ñu mel maanaam de am na ñuy waxee yow ngay réagir waaw loolu jàpp naa ne daal état toogatul wala gouvernement toogatul fañ ko waaw fauteuil ba mu toogoon nekkatu fa dafa mel ni ñu ngi toog ci banc bi kon yow bu ñu la déggee mooy ni niñ fi yegg see yëpp ci responsabilité am la waroon na mën a dakk bu yàgg mais dafa waruloon tàmbali ba mu tàmbalee nga ko waroon ne dakk da nga ko waroon dóor mu féete boor après gaañ daal di ko ndax li état moom état dafa war a jaloux xam nga état tey jii maanaam bu ñu nee état dafa am lu day jékki-jékki couleur bi dafay verte mooy temps bi PS nekkee ñu jékki-jékki couleur bi bleu mooy temps wu PDS ñu jékki-jékki couleur bi beige marron mooy temps wu APR kon loolooy gouvernement mais état dafa war a impersonnel état dafa war a froid état dafa war a voilà intérêt Sénégal a ngi nii lii ñuy tàmbali fa muy mujj du ma arrangé du arrangé état kon man naa fexe loolu mu bañ a continuer waaye parfois nit mel ni lu ànd ak yow nga muñal ko li muy def léegi ba nit ki àndut ak yow léegi nag nga daal di koy commencer attaquer. est-ce que noonu lañ ko mën a jàngatee ci coowal Barthélémy Dias bi ak li mu jur yëpp. waaw 10 ans ci benn dossier que fu mu mujj. waaw noonu nga koy gisee yow. waaw mais boo waxee en réalité c'est-à-dire que nit ki ànd na ak yow nga seddal mbir mi ñu teggi yaa ngi déglu nga jékki-jékki nit ki mel ni àndut ak yow mi ngi lay mën a indil ay coow nga ni kon xaaral ma wàccee lu ñu épée de Damoclès muy tiimale benn épée sa ko bopp bi nga xam ne boo yëngatoo rek ñu kii la loolu jàpp ma ne doxalin boobu war na moi je me comporte comme un citoyen je précise que je soutiens le président mais da nga koy soutenir ci loo xam ne dafay jëmale ñëpp kanam donc façon doxalin yii di répondre du tic au tac loolu du cëru état kilifa du defee noonu kilifa dafay am vision tracé vision bi yàgg na am ñu koy saytu képp ku dem ba di ko wàcc mu ànd ak yow nga tegaat ko ci raay yi bu àndut ak yow it nga teg ko ci raay yi nga xam ne ñëppay nekk loolu mooy donc état boo xam ne dafay impersonnel dafay mettre ñëpp n'est-ce pas devant leur responsabilité kon kenn sañuta maanaam ñu tere lii ngay def donte ne da ngaa sës ci président am waruloo am sañ-sañu def loolu kon loolu pour man erreur la ñuy may nit parce que ànd naa ak man muy def lu ko neex tey bu ñu demee bay wax ay visa ay yu ñuy loolu xam nga ñoom visa yàq réew mi la mais ñun visa dafa réew mi la ñu yore mooy visa les citoyens citoyen mooy kii dafa réew mi mais ñële moom ci visa yàq réew mi waaw nan la mën a demee ba nga nekk ci niveau de responsabilité boobu di am yooyu dafa ñaaw ndax réew mi dañu war a bàyyi maanaam bu dara amee rek nga daw nekk ci boo xaja seddee nga daal di bàyyi mu daanu loolu dafa du cëru état défaut sénégalais la maintenant ñëw booy incarner état nag da ngaa war a doon lu ëpp li gaa ñi doon pour mën leen a teg ci yoon kon ñu ngi gis ni bi mu ko waxee yàggul opposition bi tontu ñeneen ñi wax ni ku mel Ousmane Sonko ni li mu wax ni day wane ndekk en réalité moom dafa ragal il a peur gis nañu ñoom Déthié Fall gis nañu également ku mel ni Bougane Gueye Dany ak ñeneen ñu tontu ko ci saasi ba ci Abdoul Mbaye dafa mel ni dañoo desale faay boobu noonu ci la ñuy taxaw wala waaw gaañu moom man sama gaañooñu moom samay gaa la ñu waaye seeni doxalin moom nawloo ma ko du tout nawloo ma ko ndax ki nga xam ne rek yaa ngi seet nu mu yàqu maanaam yaa ngi seet rek fu war a mën a gaañ nga ni naa fa laal non loolu du opposition ndax ñun ku ñu xam-xam ñu ci yàgg xeex ba ñuy xeex gaa ñu bëri xeexuñu donc tey jii ñun ñooñu ñëpp bokkoon nañu maa ngi ko wattu Sénégal ñu jiital ma ci ma yore ndaw yëpp yore xeex bi di ko xeex ba mu mat sëkk kenn amul benn baaraamu joxoñ luñ ma ci mën a loolu waaye gaa ñi dafa mel ni tapet yi ci seen côté la ëppee ñoom maanaam gaañu moom bu ñu nee marche da ngay dégg lu nii rek ndax ànd nañu ci terrain bi di marche mais daw yi ñuy daw non gaañi xam nga nag xeex da nga koy mën du ay nit a ànd ak yow xeex da nga koy mën ñun dañoo jàng xeex ci ba Abdou Diouf naan ay jeunesse malsaine boobu ñu ngi nekk ay xale di dem ci raay bi di dajale xeer yi di indil gaañu ñuy sànni di dem di indi nga mën a xama donc université mosu ñoo mën a xeex bu nga xam ne aboutirul amul résultat buñ fa jógee bañ nekkee ci manko bi tamit la même chose mais gars ñi affaire de tapette yuy guerrier lu lañu ay tapette yuy guerrier lu lañu
la preuve dégg nga gars ñi bañ ne dégg naa xaw ma ba grenade yi kii kenn ku ne daaw nga ci ay kër lañ leen loxatee ay yu demee noonu donc waaw man am na loo xam ne ñun yàgg nañ ko rus. waaw moom bañ daan taxaw ci kanam gaañ dañ yaakaar ne séeréer la daa takk téere moo tax du tiit du dellu ginnaaw. waaw boo dee gor non da ngay boo songee rek na la dee wàccee ci yoon bi mais waroo wàccee ci yoon bi kon gars ñi ñoom laa jàpp ne ñoom ñooy ay tapet yu guerrier-lu donc ñoom li ñuy wax Macky Sall moo nekk ci ñoom. président nag dafa warul di tontonte wala dafa warul di dugg ci ay provocation ndax jëmmam ak cëram ak tolluwaayam ëpp na ci yenn provocation yi. ndax war na am assez d'éléments yu nga xam ne war nañoo mën a def yenn liggéey yi au plan politicien ndax dafa am yoo xam ne c'est politicien c'est pas politique c'est politicien. xam politicien mooy yëf yu ndaw yooyu dafa am ñu ko war a def du cëru président provoqué wala yooyu du vraiment cëru sunu président coalition bi donc. muy alors même bu ko opposition bi xamee noonu jàpp ni faay la. ñu fas yéene ànd ak moom nii ba 2024. ça veut dire que duñ ko may mu nooy. waaw non ñoom li ñuy def ñi ngi seet ils sont dans leur rôle mais ils y sont de manière nu nga xam ne du trop njëriñu askan wi. te jàpp naa ne yii ñu mujj def lim leen yàqal moo ëpp lu mu leen di jëriñ. ah oui lu wér laa la wax xam nga boo yàggee xeex ci tàmbale ba ñëppay ànd boo waatee suba nit ñi wàññeeku nga gannaaw suba gaa ñu wàññeeku donc yow maanaam boo dee xeexkat nga xam nga gaa waxuma nag gaa ñi jékki-jékki circonstance sax ñu propulsé leen ci kanam xamuñu luy xeex. dañ koy yaakaar ne xam nañ mais xamuñu ko donc xam nga booy xeex depuis bientôt 30 ans donc te joxuñu la ci xaalis joxuñu la ci ndomba tànk joxuñu la ci dara gëm-gëm la. te gaa ñi gëm-gëm moo manqué ci ñoom gëm-gëm jëf ju sax la. du ay circonstances ñuy wax ñu pare xam nga tey loo mën a wax ci président Macky Sall dafa def processus de maturation palier yëpp mu def ko ñu dégradé ko mu wàcc dugg ci réew mi dem topp di këroo kër ndax ñun daanaka tey parcourir nañu 12 régions sur les 14 mais da ngay ñëw nit wala ne ñëwoon na fii ñoo toogoon fii la ñëw ba mu ñëwee fi toogoon na fi ñëw ba mu ñëwee ñetti nit la fi fekk waaw loolu liggéey la loolu gëm-gëm la bu ko gëmul woon du ko def te bu ko deful woon du mën a am réew mi ndax maa ngi fàttaliku bis ñun ñu ngi woon ci Bourguiba bi donc mook Macky Sall ñu daje donc Macky Sall ak président Abdoulaye Wade daje mu ko daan xoolal ma ñetti otoom yi xama la waaw mais mu xeeb xal bu lakk daayam kon gars ñi maa ngi leen di ñaan donc comme je l'avais dit mës naa ko Sonko ne ko lu ngeen réussir ci lu baax rek sunu intérêt dafay impacter positivement ci ñun sunu génération ndax dafa am lu am mais dafa am ñu jeexal te bëggu ñoo dem te ñooñu moom bu Macky Sall di jeex moom daf leen a waroon buñ goree woon ba Abdoulaye Wade di dem la ñu waroon pare mais comme ngor gi des na gaa ñi judduñu ci nguur bëgg a dee ci nguur donc lii rek la mën a demee mais ñun dañu war a éviter def yenn erreurs yi war a rassurer war a doxee dox bu nga xam ne dañ xam ne ñii responsable da ngay gis parce que man maa ngi fàttaliku dañ daan songu policier ndax ñu dañu stratégie woon dañ leen di songu ba war a nga xam ne tey ji bu ñu bàyyee gaa ñi songu leen boo matul mën nañ leen faagaagal wala mën nañ leen loolu mais bu ñu demee ba àgg ca loolu nga xam ne ci foofu lay àgg et on va mettre à nu la police bi nga xam ne moom moo chargé défendre ñu dañuy reculer on arrête les gens on arrête et on se replie une fois dañuy xeex ba nga xam ne dañuy jël dessus sur les gars après daal di reculer donc comme on a vu gis nañ ay images ku mel ni Barthélémy Dias Ousmane Sonko ku mel ni kuy acharné wu ci kaw force de l'ordre yi benn moment comme lu mel noonu ngay wax mais xam nga yooyu dafa ñaaw xam nga ay jàmm nuruwul ak bi ngay wax léegi nii déedéet yéen noonu ngeen daan def non ñoom xam nga acharné wu xam nga kii song force de l'ordre am na foo xam ne comme bu ñuy marche mën ngaa song pour franchir par exemple barrage fi nga war a dem ñu bëgg la faa tere mën ngaa fexe dem mais maanaam du ndam ñu ne noo jàpp nañu policiers yi wala jàpp nañu renseigne benn RG wala yooyu xama la di ko weer ak loolu xama la parce que xam nga tey boo ne yow jàpp nga RG bi nga jàpp liggéeyam mooy mu ñëw dugg si pour wax li mu gis ak loolu donc ñun xam nga ñun dañuy nekk étudiant ay xam nañu loolu depuis temps wu élève donc voilà ce sont pas au début ñu dañ leen daan diaboliser mais après da nga xam ne ñu ngi def seen liggéey donc ils pouvaient te parler tu pouvais leur parler xam nga la et les gens parfois se parlaient pour nga xam ne dañ mën a régler yenn problème. d'accord on va y revenir léegi su ko defee ci partie boobu ñeel wàllu violence bi ñu nemmeeku buñ ci jëmee ci local bi lan lay jur ba léegi yéen seen émission 13 minutes de vérité ñuy dalal ki nga xamante ne moom mooy Déthié Diouf di njiital parti Visant léegi ñu songu deuxième partie bi.
13 minutes de vérité ñu ciy dalal Déthié Diouf président parti Visa ñu ngi jëm ci local yi tey l'atmosphère est polluée fi ñu ci toll nii est-ce que jàppoo ni bu ñu continuer nii ba fii ak ñu yegg ci élection locale yi su fekkee ni de part et d'autre violence bi ñuy gis ni moom mooy wéy que dafay indi jafe-jafe kon ci réew mi ci élection yi ñu jëm. waaw xam nga am na ñaari jàngat man yu ma ciy def benn bi mooy président Macky Sall dafa mel ni parfois dafa am lu muy manqué ci xam dëgg-dëgg li nga xam ne moo am ci terrain bi ndax tey par exemple ñun ñu ngi dëkk Thiès donc bokk ci coalition diisoo mu bokk dans la grande coalition présidentielle gaa ñi maanaam da ngeen war a ànd liggéey nga xam na ne yow am nga leadership bu la yàlla may boo xam ne xëy na ñoom amuñu ko bu ñuy wootee daje parce que ñoom ñooy yore moyen bu ñu joxe xaalis ñoom la ñuy jox ñoom la ñu jox poste yi mais duñ la ci boole léegi yooyu nag moom mooy indi gaa ñi daal di fipp daal di dem taxaw beneen côté ndax ñoom mosuñoo jóg ci taxaw ci wetu nit ñi di ànd ak ñoom ndax nit ñi yàlla mi mën a matale sax moom la neex matalewul donc kon dara lu mat mënut a am mais nañu jéem a bokk nañ jéem a waxtaan ndax pour waxtaan rek dina am solution yu bari yoo xam ne dina ko indi ñaareel bi nag mooy tey gaa ñi dañ naan non mettons la pression mettons la pression mooy bu ñu am jàmm mais xam nga état kenn waru koo tutoyer te doxali nun parfois mën na ko indi ndax nee nañu bukki bu dabee ponkal ci àll ci ndoxin ma la ndax xam nga xaj sax wala muus boo koy romb di gersu day xam da nga koo ragal mais amuñu raison si boo waxee sànq que ni état souvent moom mooy maanaam jiitu réew mi mooy joué noonu épée de Damoclès muy teg ci opposition li mu waroon leeral li waroon jàll bu yàgg ñu leeral ko buñ ko bàyyee ci kii est-ce que bu yàggee noonu ñoom duñ jàpp dañuy instrumenter la justice bëgg leen fee jëlee que ñoom ñu taxaw dafa am riposte dafa am doxalin boo xam ne baaxul ci ñi yore nguur baaxul aussi ci beneen côté léegi xam nga bu ñu naan man instrumentalisation justice man damay jàpp ne tey jii képp kuy magistrat texte yi lim la may xam nga ko boo décidé nag bañ koo jël ba pare déclamer ay indépendance loolu ay wax la ndax li la teg sa may xam nga ko maintenant nag yow yaay naan non parfois waa ji am nitam ku jaarul yoon après ngeen daal di waxtaan ak moom ngeen waxtaan pour après ñu la benn poste ak loolu la justice elle est bel et bien indépendante maintenant nag gaa ñi koy exercer bu leen neexee ñu jël ko exercer ko bu leen neexee ñu bañ koo exercer loolu nag ki ko exercer wul wala ki nga xam ne dañuy toog rek na la defal nga def bàyyil nga bàyyi yow yaa choisir ñu la defal nga def bàyyil nga bàyyi loolu moom donc mais man jàpp naa ne war nañu am lu ñu améliorer ci doxalin yi te doorul nuru ne maanaam diw dafa def lii nañu teg stratégie buñ ko museler wala buñ ko liquider. mais kan moo war a amee taxawaay buy tax jàmm di ñëwaat ci langue gi ñu jëm ci ay élections apaisées kan la. waaw ñëpp la. mais ku ci ëpp ci. mais xam nga état c'est-à-dire man jàpp naa ne nguur dafa war a def doxalin bu nga xam ne doxalin bi fii ba fu sa bët yam dafay leer. président Macky Sall nga bëgg wax. waaw mooy nguur ndax président xam nga moom dafay définir vision am. daal di ne diw Antoine Félix Diome dénk naa la lii Antoine Félix Diome warul xaar ba situation am muy réagir ndax état dafa war a proactif warul réactif léegi mën nga parce que état dafay boole ñaari proactivité moo war a ëpp ci li muy def à 75% la réactivité dafa war a doon à 60 proactivité mooy ngay prévoir lu ñëwagul ndax dañ lay fay bis bu ne mettre dans des conditions yu bien pour que problème bañ a am. pour que doxalin bi leer. est-ce que sentiment boobu nga am que ni mu ngi ci proactivité bu ëpp. waaw non proactivité dafa manqué. c'est-à-dire dafa mel ni fi mu toll ni bopp bi dafa féetee suuf tànk yi féetee kaw. ndax proactivité bi moo waroon doon 75% mais dafa mel ni fi mu toll ni réactivité bi mooy 75% maanaam gaa ñi dañuy dóor ba pare gaa ñi daal dal xam nga dégg naa temps yi fii événement Sonko bi am gaa ñi naan noonu li door fi amati. mi ngi mel ni temps yi fii Mbaye Ndiaye doone ministre de l'intérieur ak affaire cantaakon yi. ñu ne dañ leen a bett. état buy sàggan ba ñu bett ko ñooñu mérité wu ñu toog foofu état dafa war a nekk toujours en alerte lépp da koy surveiller comme du lait sur le feu parce que te am nga say système de renseignement yu war a fonctionner de ñett. kon faay bi fan la. mais faay ministère yi non waaw man jàpp naa ne ci côté boobu la gën a doon. ndax tey su ma déggee mois de mars yi ku mel ne Félix war woon toog.
war nañ ko fi jëlee. non waxuma ne war nañ sama xarit la gëj na gisuma ko. waaye defuma ne mais dama ne waaw ça dama cité non voilà dama cité voilà dañu war a parce que xam nga réew mi dafa war a am une sanction positive comme une sanction négative. sanction positive mooy boo defee lu baax ñu jaajëfal la par exemple tey ji ñun ñi ngi di liggéey di góorgóorlu war nañ la mën a ne la jaajëf ndax lii ñun ñoo ko waroon def yow nga doon un citoyen productif. moo tax ma laaj la est-ce que fi ñu ci toll ku mel ni Antoine Félix Diome. parce que 14 morts quand même. ay bakkan dañu rot. jusqu'ici enquête bi waxuñu. kan moo responsable de quoi et de quoi. est-ce que jàpp nga ni ci bett bi ñu bettoon noonu. réew mi ci fànn woowu. ka jiite ministère de l'intérieur dafa waroon wallaay man nag moom dama lay wax dëgg. c'est-à-dire depuis toujours j'ai remarqué que y a jamais de responsable y a jamais de coupable. jamais de responsable jamais de coupable réew mënul fonctionner noonu. tey jii man personnellement man bu doon man maa nekkoon ministre de l'intérieur moment boobu. damay démissionner. man personnellement Déthié Diouf. citoyen Déthié Diouf bu doon moment boobu maa nekkoon ministre de l'intérieur damay démissionner. ça c'est clair man damaa ni bu doon man la mais xam nga man du ma Félix nit ku yaru la nit ku baax la suma waay la gëj nañu gisee wuñu donc voilà on le soutient moralement. d'accord sa naataango ministre te ngeen bokk Thiès. di Yankhoba Diattara mooy barki démb dégg nañ ko aussi. mu yëkkati ay kàddu yu nit ñi jàpp ne xëy na xamee wuñ ko woon. di wax ni événement mars yi bu doon ni laaloon nañ kenn ci waa Thiès. waaw dañu lay taal seen waa kër. lu mel noonu aussi. non yooyu moom xam nga. bu jaan rombee ba pare ngay dóor ci watat bi loolu moom beneen affaire la bon jàpp naa ne tey bon suma rakk la moom. est-ce que reconnaître nga ko ci wax yooyu. waaw non loolu du waxam maintenant xam nga gaañu aussi léegi parfois posture bi ñuy am dañuy bëgg a joxe ay gage dañuy joxe ay gage pour wane ne voilà on est plus que engagé on est déterminé. dañ ko woon kan. waaw mën nañ ko wan seen kilifa. dañ ko mën nañ ko wan président wala président président. ndax xam naa ne moom événement yi amoon moom événement yooyu moom bon fu nekk gaañaa ngi ci donc am na yoo xam ne moom bon vraiment daal bu ma doon fii moom naan dégguñu la moom fi ngay wax nii moom vraiment yaa ngi mettre la pédale douce yaa ngi jaay affaire de collaboration waaw non xam nga alors que li ñuy wax nii aussi lépp dafay renvoyer waat ci image bi ñuy gis ni wàllu violence parce que kàddu yi lay xam nga li am solo mooy maanaam ci dëgg-dëgg loolu warul woon doon wax Yankhoba warul doon wax Yankhoba il est ministre donc en tant que ministre lépp luy provoquer violence wala lépp luy menace warul jóge ci ñoom xam nga politique ak gouvernement ànd nañu ñi dafa am rôle bu ñu war a jouer ndax image boobu rek la ñuy garder ci ñoom yaa ngi déglu donc am na lu ñu war a wax am na lu ñu warut a wax am na lu ñu war a def am na lu ñu warut a def ndax dañ la mettre dans des conditions pour nga bañ a def benn erreur pour nga war a def bañ a def benn dérapage xam nga da ngay am tey ji conseil en communication am lii am lële nit ñu ñuy fay nga war di leen déglu ñu la naan noonu lii baaxut ndax da ki la sa collaborateur ci biir néeg bi daf laa war a wax dëgg balaa la ko nit ñee wax moom war na la koo wax yow boo entêté woon nag def ko bu conséquence ñu nga xam ne waxoon na ma ko man de noonu laa daan ànd ak Issa Mbaye Samb moment bi mu nekkee ministre bu kii bu ma ko ne monsieur le ministre dama koy jox les égards dus à son rang mais bu ñëwee bu ma ko nee jàmbaar rek mun ma lan laa defati bu ma ko nee jàmbaar rek mun ma lan laa defati ñu jeexale li ñu dese ci waxtu jëm ci mbas bi maa ngi ko wax léegi quatrième vague Sénégal lu ñu war a mën a xalaat la mais ci lu wér xam nga mon frère maa ngi lay xamal dara xam nga nee nañ première vague non du ñëw dañ njëkkoon ne mbas mi affaire tubaab yi la du fi ñëw mu agsi ñu ne non du def dara mu def ñu ne deuxième ñun taxaw ci terrain bi ne deuxième vague dina ñëw ñu gis ko troisième vague dina ñëw ñu gis ko mi ngi ci lien mi ngi ci internet bi YouTube ak fu ne donc quatrième vague bi le danger est encore beaucoup plus grand ndax xam nga lu tax sénégalais dafa gaaw a naagu ndax dañuy jàpp ne pare na même kilifa yi nga xam ne ñoo ko ŋànk boo gisee gaañi solatuñu masque defatuñu lenn man tey jii nii fi may wax ak yow maa ngi lay jox masque bii gis nga ba Corée du Sud maa ngi fa jëlee ay masque waaw masque yi moom mooy masque yi fi gën ci àdduna fi mu toll nii waaw donc masque yu xama tey jii nii boo xoolee ñi ngi ci lii saxal set ngir wér moo tax ñu ne di lancer waat appel ak plaidoyer service d'hygiène
nañ leen jox seen gëdd nañ leen def direction générale parce que santé boo ko defee direction générale nga jël action sociale ndimbal nga ni da nga koy def direction générale waaye ñi nga xam ne ñoo yore fagaru gi nga bëgg leen def service bu ndaw yow lan nga bëgg yow liggéeyu da ngay yàq rek nga bëgg ndax na nit ñi am problème na nit ñi dee après ñuy daw di ci topp la. mais par rapport à la communication déggatuñ ko à part maanaam bulletin bi ñu joxe chaque jour. mais kilifa yi ñoom ñu ngi ci local yi mais dégg moom laa lay wax nii. réew mi fi muy waxatuñ corona man dama la dañuy fontu man day vague bi nga wax nii néew koy wax man dama la ni fi mu toll nii. tey jii laa maa ngi woon gaaru ceeru Kaolack jóge naa gaaru ceeru Kaolack ñëw naa gaaru ceeru Thiès def naa gaaru ceeru Louga donc maa ngi waajal gaaru ceeru Saint-Louis ndax foofu ay foyer de transmission yu doy waar la ndax raj-raj loo ba fa ne ak jaxasoo bi fu ma ci demit distribuer nañ fa ay junni masque joxe nañ fa ay saab jox xam nga lii ñu ngi koy wax gaañi boo ko xoolee ñu ne lan loxo yi na set des mains propres c'est très cool waaw waaw mais lii lañ daan wax depuis le début de c'est-à-dire soppeekoo amul ci communication lii booy na ci noppi waaw mais léegi nag ñuy def leneen lu ut ak lii mooy ne dafa mel ni dégguñu leen mais léegi nag xam nga gaañi mën nañoo bañ a dégg ndax kilifa yi ñoom ñooy doxee lu nga xamee ne moo ñoom la santé mu ngi ci local yi waaye damaa ni ñoom ñoo banaliser mbir mi te xam nga fi mu toll xam nga yaa ngi des cas importés yi parce que ñi nekk ci biti ñi ngi ñëw lépp lu fi am ci biti la jógee ñëw te en France 5000 cas la ñuy wax par jour non comment dañu tàmbali te dinaa la xamal dara te yàlla bu mu am mais bu fa duggee moom mooy réew mi moom nërmeelu na waaw nërmeelu xam nga tey nit ñaa ngi jooy lu nekk cher na xaalis amatul dara amatul mais gars ñi au moins responsable warul départir manteau bi ñu ko jox ndax manteau bi ñu la jox moo lay wëtaleeg nit ñi ñun ñëpp nit la ñu. mais qui est le responsable ci li ngay wax nii. mais ba ñu relégué au second plan taxawaay bi ñu war a am. nguur alerte beeg waa mais c'est le gouvernement. c'est le gouvernement man côté ministère de la santé gis naa ne gars ñi tegg nañu loxo donc ñun ñu ngi ci terrain bi gisuñu gaa xam nga maintenant les boo demee ci district yi ak vraiment ñenn ñi wax dëgg yàlla yaa ngi gis ñi ngi góorgóorlu lu ñu mën mais am na ñoom lu ñu ñemetu wax ñun nag maanaam ñun dañu def ala accu ñun waxuñu dande doggali la ñu wax xam nga boo dóoree muy lappi-lappi fi mu toll day lappi-lappi mais lii lappi-lappi moo gën a dangereux ndax gis nga tey ji bu doon jaan la nga gaañ ko buy fetaxu mais bu la laalee rek yàqu ga te bii yàlla bu mu ñëw mais bii war a ñëw bu ñëwee non mooy kenn dootul wax. lan mooy signaux yi wane ni ngeen jot ni mën na ñëw. mais xam nga nous sommes dans un monde interconnecté. ay sénégalais ñooy jóge ci réew yooyu jóge France di ñëw bëgg a dugg si. yaa ngi dégg ndax gars yi yow mooy bon c'est fini donc ñun ñu ngi ci élection yi ñu ngi bokk ci coalition citoyenne ànd Siggil Thiès bu président Ablaye Dièye jiite. mais foofu tey jii on fait tout pour faire respecter les gestes ñi ngi may gaañ ay saabu yu ndaw yu ñuy raxasoo naan leen gaañ bàyyi leen ci xel di leen jox ay masque donc loolu maanaam kenn ku ne da ngay am sa responsabilité individuelle très forte ñun dañu engagé suñu responsabilité bu ñu wooyee suñu bopp citoyen saa su ne rek ñi ngi interpeller suñu bopp donc ñi ngi lancé waat appel moom président na ko lancé waat ndax mbir bi dafa am fu muy toll ci lañ war a gën a takku ci lañ war a gën a dogu ci lañ war a gën a engagé wu pour mu jeex ndax léegi la war a mën a gën a jeex mais mu ne nii kenn ko non c'est fini président bàyyeeku gaa ñi bàyyeeku kenn ko ne bàyyeeku après mu dugg si léegi bu ko defee nag gaa ñi naan boobu xam bu dugg see moom kenn dootul élection kenn dootu ko tal voilà jàpp nga ni bu duggee nii mën nañoo renvoyer les élections foo koy kuy élection mais mbas bi muy def ravage dëgg mais un peu partout en Afrique amal nañu ay élections waaw mën naa nekk mais gis nga li masque bii man day maa ngi fexe fu nekk may bañ a tàggoog moom maa ngi fexe it foo ma fekk sama saak maa ngi ak saabu may raxasoo fu ma toll te fu ma demit c'est le message que je partage tant bien que mal maa ngi jóge ci installation grand Serigne bu Jandeer donc Serigne Abdou Ndoye di ko ñaanal mais foofu def nañ fa message yu am solo keroog c'était des milliers de personnes yu am solo mais on a distribué à tout le monde jox leen ay kit d'hygiène donc insister wax leen ne mbir mi jeexul ci benn nit la tàmbalee te tant que mi ngi yéen a ngi dégg benn nit rek mooy danger baa ngi fi kon loolu maanaam xam nga liñ naan waxtu julli ku ne xam na ko mais heure bu julli jotee ñu nodd mooy fàttali kon man nodd gi du ma ko ba macha allah ñu ngi lay gërëm di la sant am nañu mbégte vraiment dalal la ci 13 minutes de vérité ñu bàyyi la nga tàggatoo ci internet jërëjëf sëñ Ousmane vraiment c'est toujours un plaisir yu waxtaan ak yow ndax ni ngay conduire débat yi am na solo am na élégance am na pertinence te moo tax boog ñu wooyee
tey waruñoon génn Thiès. mais ñu déparé Thiès ñu wuy si la. bu ñu paree daal di demaat. ndax ñun ñu ngi ci liggéey bi ala accu du ñu baax. voilà donc di ñaan yàlla gën a dëgër seen taxawaay. di leen ñaan it vraiment message bi. ngeen di ko gën a partager ci bëreel ko. waaw ci seen spot yeeg seen yooyu. ndax gaa ñi yore moyens yi. dañ ciy waaf. tëdd ci kenn du ko gis. donc ñi ñu ko war a jox ndax tey télé yëpp. waroon nañu am nu ñu leen defal pour affaire bi gën a dox donc loolu ñu ngi lancé appel sunu xarit bi yore Senef sumuy baara mi ngi fay def tàmbali na fa liggéey bu am solo mais na jël képp kuy support de communication bu nga xam ne lu mu tuuti am na ñoo loolu lancé woon nañu appel ne képp kuy leader politique am na ñu la gëm mais yow doonal vecteur de transmission ndax ni nga bëggee gaañu votel la mais léegi corona bi nañ ko def rek muy élection waaw kon dina sotti de ndax kenn ku ne di nga wax lu tax ñu votel la en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax Déthié Diouf ñu koy gërëm di président bu Visa moom la ñu amoon gan ci seen émission 13 minutes de vérité incha allah suba la ñu fi dajawaat même heure yeneen i gan ak yeneen i actualité ñu gërëm ak techniciens yi ñu àndaloon jërëjëf